ngir waxtaan ak sunu mbokk jàngalekat yi ci situation boo xam ne Self Originel moom la nekk di dund situation boo xamante ne ñun ñëpp mettitlu nañ ko ndax bu amee lu xew ci kër dañ koy waxtaane balaa moo génn mais kay waxtaane bu dee def dëgër bopp da nga koy teg ci place publique bi teg ko nag ci ëtt bi li ko waral lu bëree la ndax ku ñu jiite woon di Omar Waly Zoumaro dafa doon def politique ñu bëree wax ko mu bañ ne texte yi terewuñu ko ñu ne loolu boo si toppee day victimiser wu ne politique la yàlla def ñuy dem di dem ba gis mu def benn prêt ñu ne ko nañu waxtaan ci prêt boobu nga def mu ne texte yi may nañ ko ñu jël texte yi liir gis ne dafa def lu ko neex ñu wax ak moom muy naq deret di ñu saagay ndey di wax lu nekk bon ñun ñu ne nañ jël suñuy responsabilité ñu woo un congrès extraordinaire ñu ne nañ ko abal ndax kóolute amatul suñu diggante ak moom ndax am loo xam sa njiit bu ko defee ba pare dëgër nit mun na juum mais boo dëgëree bopp ci sa njuum te juumatoo maa tey la moo tax ñun ñu jël sunu farlu ak sunu matuwaay yépp ñu ne ko xejal ni tey équipe bu bees mi ngi fi syndicat bi yàgg na nelaw tey dañoo jóg pour yee ko redynamiser ko pour intérêt système éducatif ndax syndicat yi bëri nañu mais syndicat yi yëpp bokkuñu doxalin ñun suñ doxalin tey mooy naam nañu xeex pour jàngalekat yi waaye nañ jéem a def ba nga xam ne jàngalekat bi ca lu dul ay revendications statutaires maanaam ci ay loo xam gouvernement la war ñun tamit ñu jéem a xool nan la ñuy defee offre de service boo xam jàngalekat bi dina mën a gis boppam ci syndicat yu mu nekk parce que offre de service yooyu dafa des. ñun dañoo nekkoon ci benn syndicat ñu génn fa parce que maturité la ñu amul woon moo tax ñu génn ci syndicat boobu tey maturité bi ñu am nii tey buñ ko amoon duñ ko fa génn ndax loo dem créer rek boo fa génnee keneen mën na créer kenn mu yàggee syndicat yi dañuy bëri te ñun ñëpp même intérêt la ñuy xeex tey lu ñu war mooy ñu consolider suñu syndicat ba mu doon benn jéem a jëm si ñeneen ñu bokkal gis-gis ñu ànd ak ñoom lëkkaloo mu doon benn syndicat képp ku ñu gis ak yow ku ñu bokkal gis-gis namm nañu suñuy syndicat fusionné doon benn si loolu ñun lañ bëgg dem ba pare nag am ay proposition concrète yu ñuy teg ci table lu ñu mën a négocier ak état mu mun ko def jarul grève donc concertation la ñu war a bëgg njëkk jiital parce que système bi lañ cay def injecté lépp pour mu am rentabilité foog jàngalekat yi gis ci seen bopp ni ñu ciy gisee seen bopp mooy ñu traité leen traitement boo xam ñoom dinañ xam ne kenn beddiwu leen te loolu lenteur administrative yi ñu ngi si maanaam jàngalekat bu toog ay ati at ay kayitam du génn loolu état da cee war a wax jàngalekat boo xamante ne dafa war a def formation ñu téye ko defu formation yooyu yëpp dañ ci war a wax les classes pléthoriques yu fi nekk ay xale yu toog 100 par si benn classe 100 nga bëgg qualité yooyu ñun dañ cee war a wax dañuy war a fekk c'est ay questions yoo xamante ne dafay indi qualité indi tamit suñu épanouissement parce que suñu outil de travail mooy école bu deeyee ñun amul sens suñu liggéey amul sens donc il faut d'abord préserver l'outil de travail soog a nag revendication bi aussi lañ ca war a def nga def ko ci ba mat sëkk. dañoo dem benn instant gisatuñu cekof boo waxee ñu ne état Sénégal moom moo versé wul cekof yi bon comme que ñun nous sommes un syndicat de combat syndicat la boo xam ñun dañuy xeex dañuy nangu bu ñuy joxe coup ñuy jox coup ñu jàpp nag si siège boobu la inscrire mais bañ demee ba trésorier bi xuloog secrétaire général bi ne ko man xamatuma lu xew ci compte yi si lañ def suñuy investigation def suñuy xool daal ñu gis ne secrétaire trésorier bi dañ ko soppi def fa benn soxna boo xamante ne moom mooy présidente convention des femmes kooku habilité wul pour signer parce que ki war a signer moom mooy trésorier bi wala adjoint wala chargé des finances wala adjoint chargé des finances ñooñ bu ñu demee ba ñoom ñëpp sax démissionné CA bi fa war a toog ne nañ tànnaat ñeneen parce que CA bi mooy structure ci biir syndicat bi boo xamante ne diggante ñaari congrès moom mooy gérer organisation syndicale kon loolu yëpp bu demoon sax ba am dañu war a woo ñu toog mais kenn yëgul prêt bi 1 an après ñu ñëw ba ko nit ñi interpellé mu ne dafa jël 2 millions def ko ci auto réparé auto ak xawma yenn dépense bi 4 millions mi ngi ko dencoon léegi nañu woon traçabilité 4 millions sëñ bi porter plainte dafa mënul ñàkk ndax ba ñu ñëwee Ziguinchor li ñu njëkk wax mooy plainte bi da ngeen koy déposer mais nag plainte bi pour ñu déposer dafa am li ci war li mu la wax ne
tey ñun bu ñu dem feneen ñu ñuy jox xaalis jàngalekat yi ñooy cotiser di ñu jox kon bu ñu dajalee liñ ñu wax lépp ñu dajale ko ak avocat yeeg lépp bu ñu demee dinañ déposer plainte loolu kañ moom leer na nañ c'était comme l'eau de roche loolu moom du ñuy lam-lam. Gouvernement moom dafa am devoir bu xamee devoir jarul kenn du ko sax wax defal lii ku mu neex nga dem politique sa politique mais warta mën a taxawal liggéey boo xamante ne nit ki mi ngi def li ko war état na def la ko war ñun dañ ne na administration fonctionner ku mu neex nag defal sa politique ndax ku tëddee njaaxaanaay doo far tey bu ñu am na lu ñuy wax léegi ñu ne état la ñu faral ñu wax leneen ñu ne opposition la ñu faral comme li ñu ne Sénégal dafa metti boo bootee sa doom ñi da nga ko war a fob nga fob ko ñu da nga ko war a tingom nga tingom ko ñu ne déedéet dafa war a jàpp ci loxoom ndax mat naa dox moo tax ñun daal jàngalekat yi lu ñu yónni la ñuy wax na suñuy acte génn suñuy arrêté génn suñu li war a génn liggéeykat yëpp ñu teg leen ci même ñu yemale leen loolu bu ñu ko defee Sénégal jàmm am ñu liggéey ak xel bu dal suñu njaboot yi dañu war a compétitif te compétitif du Sénégal kese au niveau international dañoo war a am ay hauts cadres yoo xamante ne ñoom ñooy porter le Sénégal vers le développement syndicalisme responsable na mooy xam loolu xeex moom kenn mënuñ koo tere xeex de dañ koy def de mais nag balaa ñuy xeexati dinañ wër jàngalekat yëpp neneen nan la ñuy xeexee kañ ngeen bëgg ñu xeex ak lan lañ leen di xeexal dañ daan toog rek benn décision jóge Dakar rek par WhatsApp wala Facebook wala message ñu dem ci jàngal ñu ne loolu neexuñu ñun nag tey loolu dina bokk tamit suñu tournée déglu leen nan la ñuy xeexee kañ lañ war a xeex ak lan lañ war a xeex.